Jeudi 4 février des amis, bonsoir tous et à tous et je suis très heureux de vous retrouver comme d'habitude. Soyez les bienvenus sur la maison. Ça me fait plaisir d'être là parmi vous ce soir. Alors mbégte rek laay am saa su ne mbokki téléspectateurs yi ñuy suivre partout dans le monde fii ci Alkuma News. Alors mbégte rek saa su ne ma jënoo ak yéen ñu ànd béggee ci émission bu mag bi nga xam ni mooy légende du jour. Légende du jour nag mooy legend of the day ah. waa Gambie moom boobu maa ngi leen di ziar bu baax a baax waa Sénégal bi alors du nuyu ñëpp sénégalais yi fu mu mën a nekk maa ngi leen nuyu di ñaanal kilifa diine kilifa aada ak kilifa yi ngànk réew mi ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax yàlla na leen yàlla dëgëral seen taxawaay di ñaanal ñëpp di ñaanal ñi nga xam ne itam ñu woy dawlu yi ñu ngi leen ñaanal bu baax a baax waaye itam di ñaanal ñi nga xam ne ñi ngi tëdd ci lal hôpitaux yi ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax aussi yàlla na yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a delloo ci seen activité ndax xam nañu Covid bi aussi deuxième vague bi mi ngi ravagé dinañ ci ñëw léegi ci li mu gën a yaatu alors di nuyu ñëpp di ziar ñëpp seen émission légende du jour bu ci kanamee suñu légende dina ñëw toogee nii ñu daal di waxtaan ak moom lépp loo xam ni actualité la ci moom wala ngeen umpale ko ci moom dina leen ko jox en temps réel fii lay xewee fii ci Alkuma News alors avec l'animateur du peuple Saline Omar mbégte rek laay am saa su ne mais waaye nag xam ngeen ni émission bi musuma ci wéet benn yoon te du ma si mucc a wéet dama ci ànd ak ay ndaanaan ànd ceeg xale yoo xam ni macha allah waaye dafa am kenn koo xam ni man ak moom ñooy présenté ndoo émission bi muy Sista Kenza borom Kaolack nee naa leen moom moo téye Kaolack ci loxo mu ne ko ñëwal Ndakaaru ñu xool ba xam fii mooy Ligue des champions bi fee championnat la Sista Kenza maa ngi lay nuyu borom Kaolack di la bàyyi nga nuyu ak téléspectateurs yi. Allez voilà, merci beaucoup Saline Omar, l'animateur du peuple di ko kontaanee lu bare bari très heureuse de vous retrouver mesdames et messieurs amis chers internautes de A News TV man Sista Kenza saa su nekk rek di am mbégte bànneex di partager ak plateau bi ñi nga xamante ne tarkal kenn du ñoom ci mimi réew ndax nee naa dañoo bokk ci mam kenn du Adama di ko ziar di ko nuyu moom seen saar yi dem seen kenn du moom ci biir réew sama séeréer bu ñaaw bi waaye tamit di ko ziar moom DJ Fit Boss l'enfant chéri de Mbour di ko bëggee lu baree bari xam naa rek ci kanam tuuti dinañ gën di yaatal na saa su nekk nee naa leen ku ko mën ak koy jéem bokkul ci kanam di ngeen gis lu ne ay ma ngi noonu suñu invité du jour tamit ci kanam dina ñëw laata boobu rek di dalal Adama nuyu naa la. Sista Kenza fay naa la di nuyu Omar l'enfant chéri de Kaolack bi di nuyu ki nga xamante ne tamit mooy Omar Saline le jeune animateur du peuple dama fàtte ki wet nekk sama wet fii di Fit Boss yow tamit nuyu naa la di am mbégte saa su ne tamit di partager ak yéen di nga xamante ne mooy suñu plateau bi jàll ci kanam tuuti incha allah dinañ gën a yaatal Fit Boss naa la bàyyi nga nuyu ak téléspectateurs yi. merci beaucoup chers téléspectateurs téléspectatrices Alkuma TV AM News donc ça nous fait énormément du plaisir d'être là parmi vous ce soir. Alors c'est une émission légende du jour Legend of the Day, toi-même tu sais, merci beaucoup, ça nous fait énormément du plaisir de nuyu aussi Adamo maa ngi lay bëggee bu baax a baax de nuyu aussi Sista Kenza la voix d'or pétrie de talent machallah et aussi voilà l'animateur du peuple donc c'est DJ Fit Boss le boss des animateurs mais aussi le DJ qui frappe là où ça fait mal l'enfant chéri de la Casamance. Alors donc téléspectateurs yi Alkuma TV donc xaar leen seen émission légende du jour donc inchallah on va mettre le feu roy di nur ak pire weddi gis bokk si waaye rof yàqu jën da koy gën a sawal one love. Merci beaucoup Adama Sène merci DJ Fit Boss l'animateur qui frappe là où ça fait mal alors ñu ngi leen ndokkeel bu baax a baax Adama Sène alors mbokk téléspectateurs yi gis ngeen lii mooy légende du jour comme d'habitude dañuy ñëw daal di indi suñu légende mu toogee nit ñi daal di waxtaan ak moom lépp loo xam ni aussi actualité la ci moom wala lépp loo xam ne umpale ngeen ko ci moom ñu daal di leen koy jox en temps réel alors Sista Kenza tey lan lañu am. tey Saline Omar tey nag seen émission légende du jour tey dañu am ay rubrique comme ni ñu ko defee saa su nekk chaque émission tey nag dina leen indil Allo Diaspora présenté par moi-même la Sista Kenza c'est une rubrique tamit les rumeurs dina fi am aussi dinañ am tamit li nga xamante rek mooy vitrine des stars di émission bi nga xamante ne ni stars yëpp ñi nga xamante ne commerçant lañ dañ ci gis saa su nekk seen bopp waaye tamit dañ fi am suñu invité du jour muy suñu invité lay doon sur lépp le monde yëngu rek. duñ ko wax rek surprise lay doon point barre ay ci dañ fi am tamit li nga xamante ne rek moo di yaykan maanaam suñu invité bi ñu fas yéene dalal dañ ko fas yéene jooyloo fii waaw yaykan day dem ba sa kër indi ay témoignages yoo xamante ne yow soo paree rek yi la sa mouchoir te xam ne seen émission légende du jour tey narul yamu tarkal ay ca ma ngi noonu comme ni ma ko waxee woon rek si njëlbeen ba seen rubrique Allo Diaspora lañ fas yéene tàmbali émission bi te nag dama jël sama avion fas yéene dem Espagne ak képp nekk diwaan Espagne rek les Sénégalais de la diaspora tamit di leen bégg lu bare bari donc Allo Diaspora lañ wax te nag Saline Omar dañoo indi thème bu am solo ñu fas yéene waxtaanee rek ñi nga xamante rek moo di Modou Modou yi te tey temps yi gis nañ ñi nga xamante ne rek day jël gaal dem di tukki ñii di si ñàkk seen bakkan te ñu bari ne neen jaru ko jar na ak jaru ko tey lépp dina leer seen émission légende du jour. xam naa rek day dem rek seetaani élément bi nga xamante ne rek jël nañ ko ci benn Modou Modou mu daal di def ay témoignages am moom nag nee na gaal la dugg
te ba mu demee gaal mu ngi sant yàlla bu baax a baax waaye tamit mu ngi si wax causes et conséquences yi xam naa rek day dem seetaan élément boobu daal di ñëw léegi. Et voilà mu ngi noonu yéen a ko gisandoo macha allah di ko kontaanee lu bëree bëri wax yi rafet na Saline Amar gis ngeen élément bi lu mu indi moom wax na ci ñi nga xamante ne rek mooy Modou yi jël gaal di dem tukki suñ fa ñëwee rek day métti lool ndax ñu bëree bëri ñu ngi naan dañuy dem te xamuñ foofu noonu lu fa nekk xam naa rek ñi situation moo leen ciy dugal waaye xam naa rek kon ko benn rubrique la damay bokk ak yéen thème bi lu ngeen gisee loolu ñi nga xamante ne dañuy jël gaal dem tukki ñu ci am problème ñii di dee. li mu wax c'est très très clair dafa ne ñi nga xam ne dañuy jël presque 1 million investir ko pour tukki dem extérieur soo demee nga am problème kayit ñenn ñi nekk nañ fa presque 10 ans amuñu kayit. tu vois ça pose problème et loolu nga investir ko sa biir dëkk moo ëppoon important nga koy jël di ko investir jox ko gaal yi dugg ci géej gi sa bakkan mën na ci des. et alors loolu la doon wax te c'est très important nee na moom. tey du question dafa dem ba Espagne ba tax na muy wax loolu non waxewu foofu maanaam dafa dem ba Espagne mais dafa gis foofu lu gën a pur li nga xam ni loolu la daan gis fii parce que muy une chose di nga gis say mbokk mais fee di nga dangi guddeeg bëccëg ça a été très difficile alors dinañ ci partager ak ñi nga xam ni aussi ñooy suñu naataango ñi àndal saa su ne ku mel ni DJ Fit Boss aussi dëgg nga li nga xam ni loolu la suñu waajooju wax mu doon doomu réew mi mu dem ba foofu daal di wax li nga xam ni aussi mi ngi koy gis à travers ci ndaw ñi nga xam ñi ngi jógee fii di jël gaal di tukki. kon merci beaucoup Saline Omar l'animateur du pop di nuyu aussi Kenza voilà gis nañ rubrique bi aussi vidéo bi macha allah c'est un peu touchant parce que man lu may faral di wax rek chaque fois donc il faut qu'on reste ici au Sénégal nit da ngay gëm sa bopp donc ça ne veut pas dire que tey jël gaal tu vois parce que je pense que pour fa eggee da ngay aussi perdaat aussi da ngay je sais pas comment dire mais da ngay reculaat encore de fait dundaat encore parce que tey nga comme gars yi ko waxee dépense 1,5 million jël gaal bi ak difficulté yi aussi nga demaat Espagne ay comprendre bon je pense que loolu donc c'est à voir parce que 1 million boobu mën nga ko jël nga gëriñoo ko fii Sénégal pourquoi pas nga exploiter ko def sa commerce c'est bien mais Europe man en fait na gars yi liggéey quoi na gars yi liggéey bu baax mais aussi état bi aussi na xool lu ñuy def aussi pour jëm aider donc jeunes yi quoi parce que c'est très important voilà en tout cas c'est un peu touchant donc boo waxee dañu naan bon peut-être moom dugg na Espagne il faut pas que les gens viennent au Espagne tu vois mais il a parfaitement raison c'est un peu touchant parce que man bu doon man Fit Boss non dem Europe jarul ma ko quoi en fait non naa jël 1 million bi investir au Sénégal liggéey am ay projet tu vois c'est ça. tukki ci aérien bi sa moo dàkk waaw moo dàkk mais man Afrique moo ma gënal Europe barki Seydina Mohamed je suis pas en direct damay wax lu ma neex mais man Afrique moo ma gënal Europe na gars yi gëm seen bopp voilà c'est ça on est fiers c'est ça en tout cas daal c'est touchant Kenza maa ngi lay nuyu bu baax a baax vraiment rubrique bi c'est très important machallah merci beaucoup. alors merci DJ Fit Boss alors gis ngeen ni dégg ngeen ni mu wax am na solo bu baax a baax surtout li mu wax dafa am solo jeunes yi après nañu investir ci réew mi 1 million dafa bari de brique la loolu brique la acca mi ngi noonu mbokk téléspectateurs c'est très important li Fit Boss wax dañuy déglu Adama dégg nga ndaw boobu lu mu wax de am na solo de. merci Omar Saline machallah vidéo bi c'est très touchant. metti na trop génn rek dafa metti nga bàyyi sa yaay génn bàyyi sa papa dem yaa xam foo mënti dem dafa metti stress bi ngay àndal ak problème yëpp mais may ñaax jeunes yi parce que gaal bi tamit c'est pas gratuit doo ci dugg noonu demee noonu sax autant que nga dugal ci dara ci sa xaalis nga la war a soli les 500,000 les 1 million et quelques yooyu noonu nga xamante ne jeunes yi dañ koy jël di ko jox nit pour kooku dugal leen ci loo xamante ne ay tuuxuru la lay doon conséquences li la ci fekk ci boppam mooy metti 500,000 yooyu noonu wala 700,000 yooyu noonu jaroon na dara au moins boo ci jël nga dem Sandaga nga jënd ci war na la apporter loo xam ne bu dee marchand ambulance nga def ko ci qu'on se dise la vérité mais moo gën nga risquer dugg ci gaal gi déjà coono gi lay fekk ci biir gaal gi rek xiif gi mën na la fa rey stress ndox mi bu fekkante ne mooy loolu séeréer yi sama mbokk yi
ñu bëri mënuñu feey ak joolaay pël yi sax laa waxoon na pël yi mënuñu feey xam nga yaa ma gën a xam ci la ñuy nekk ndeysaan duñu sonn vraiment métti na daal jeunes yi daal moom ñoom ñoo mën a dimbale seen bopp bien vrai que ne gouvernement war nañu jàppale tuuti mais ñoom tamit nañu dimbale seen bopp parce que yenn yi tamit vraiment kenn xamul lan lay nuru dafa metti daal dafa metti. alors merci beaucoup Adama gis nga lu am solo loolu mu wax alors dafa c'est très important nee na boo yoree 700000 wala 500000 nga koy yàq ci géej gi mais li ma tooñ nga ma nag pël yi nga ne pël yi mënuñu fee baax na dinaa ci ñëw yow moom baax na yow xam nga ma bu baax du ma ci boolee wax ju bëri. et alors nga jël ces 700000 wala 500000 di ko yàq ci ndox mi c'est très difficile aussi nee na ngeen dem Sandaga. waaye gis nañ ñu DJ Fit Boss day jaay xaal dem leen jënd ci madd gi madd Casamance gi di ko jaay xaalis la de. jeunes yi tamit ñu ngi leen di ñaax bu baax a baax alors yàlla bu nekk Espagne moo nekk Sénégal kon il fallait que ngeen dugal loolu seen xel il faut travailler ku ci nekk sa vie yaa koy téye sa destin yaa koy téye ses propres mains alors il faut lutter encore une fois nañu lutter xam ni képp koo xam ni boo amee ndongal tànk yow yaa ko may sa bopp. kenn mënu ko may kenn. noonu lu ñuy wax rek weddi gis bokk ci te lu ne fàng kenn du ko jeex séeréer yi joolaay ak njaago yi ndax mën nañ fay su ngeen demee mais même daal dama bëgg rek bu kenn essayé toog leen fii sànq Fit Boss wax na lu am solo toog leen Sénégal ngeen tekk fi ndax dama jug di ko wax fii mooy Sénégal njaay un peuple un but une fois lépp lu waay di jaay te doonul jàmm rek day daal di lamb ndax jàmm ci kaw jàmm ci suuf si lépp xaj kon nag jàmm gën jëmaat te yàlla ñëpp am jàmm Aïcha mu ngi noonu légende du jour tey rubrique bi di Allo Diaspora la leen indi woon te ku wax rek cause wax conséquence dina wax tamit solution di wax rek gaal yi s'il te plaît def leen si nank di wax rek tamit autorités yi s'il te plaît nit ñu si leen ñaan visa may leen ndax des fois nga def demande visa mu yàgg nga dem ba xaddi loolu lay waral jeunes yi daal di jël li nga xamante ne rek moo di gaal yi donc mu ngi noonu di ko remercier bu baax a baax sama xarit boobu ñu seeti wool mu nekk diwaan Espagne di ko kontaanee lu bëree bëri tey loolu lañ leen indi wool seen rubrique Allo Diaspora allez merci beaucoup di leen jox rek rendez-vous seen beneen rubrique waaye émission bi day daal di continuer Salina wax fu ñu jëmaat. alors fu ñu jëm bokk na ci li nga xam ni mooy les rumeurs alors les rumeurs présentées par Adama Sène muy présenté li nga xam ne mooy les rumeurs léegi ñu dem seetaani nañ dem xooli jingle bi ñëwaat. merci beaucoup Omar Saline tey nag li ñu leen indiloon si li nga xamante ne mooy les rumeurs muy si milieu showbiz bi lay dal si muy li nga xamante ne muy concurrence bu métti boo xamante ne am na ci diggante musiciens yi comme mën naa jël par exemple li nga xamante ne mooy li nga xam ne moo récent actuellement muy Wally Seck ak Sidi Diop concurrence bi métti na trop te milieu bi ñun ñëpp ñoo ko bokk muy benn bool boo xamante ne daal ñun ñëpp mënuñu ko seddoo kon nañ koy rafetal di coow nag bëri na fan yi entre Sidi Wally Seck kii moo way lii kii moo ko njëkk a way ma bàyyi ñi nga xamante ne ñooy sama naataango yi ma bokkal plateau bi ñuy joxati ci seen xalaat ku ne. lii comme arène lii comme lamb musuma ko gis ci showbiz alors métti na trop marquage en culotte mi ngi noonu da ciy baax lii lañ soxla ñun ci showbiz Sénégal lépp loo xam ne dina ko jëmale ci kanam c'est du bon en fait alors dañuy dem xool suñu analyse bi muy DJ Fit Boss mu wax ñu tamit lan la gis ak lan mooy positif ak lan mooy négatif ci confrontation boobu confrontation laa ko tuddee. Aïcha merci beaucoup Saline Omar merci donc gis nañ vidéo yi donc gis nañ commentaires yi aussi donc justement lu ma siy wax rek c'est juste du lu kii quoi mais lu ndaw la rek parce que c'est un pays laïque le Sénégal bon bokk ndey bokk baay pays de la Teranga est-ce que ay comprendre. kon tey bu ñu ne clash dafa bokk ci art man j'aime les clash quoi en fait clash dafa baax parce que day indi benn enjeu ci game bi Sidi nii Wally nii xam nga c'est bien mais aussi am na fans yoo xamante ne donc ils sont mauvais dans la société di wax na nii pour juste jëm am ay buzz wala aussi je parle les sites yi aussi laay waxal sites yi surtout des fois dañuy jël benn test benn titre nga bind sa lu ñaaw. fekkee voilà c'est pas. mais comment on voit que am na tamit artistes yoo xam ne dañoo duggaat ci concurrence bi. ñenn ñi nee nañ par rapport ak Tarba Mbaye li mu gisee dafa bëgg li nga xam ni mooy buzz. et li gisaat aussi ki nga xam ni mooy Bambaly Seck. aussi ak ki nga xam ni mooy Mandiaye maanaam mbir mi doon loo xam ni ku ci nekk ñu ngi xëcc jëmale booram lan nga ciy wax. par rapport ak. waaw Saline Omar loolu c'est très important parce que boo xoolee ay Tarba ay Bambaly Seck je pense que c'est la famille ñoom affaire de famille lañ ko def mais d'une part buzz lañ bëgg
parce que tey boo xoolee Sidi Diop Wally ñoom ay benn lañ tu vois ñoom benn lañ quoi kon gars yi na affaire bi rafet diw nii diw naa Wally Seck macha allah il sent très bien muy fexeel xool gars yi Sidi Diop pareil aussi kon nañ rafetal affaire yi mais nag man clash moom daf ma neex même boo xoolee sax damay jëmalaal tuuti Ngaaka Blindé ak Dip Doundou Guiss c'est bien gis ngeen ci hip hop bi aussi gars yi ñu ngi yëngal musiba bi ak King Baba bi xam nga c'est bien mais nag na doon lu professionnel quand même waaw na doon parce que Sénégal xam ngeen Sénégal dëkk bu neex la macha allah waaw mais na gars yi clash waaw donc man je suis un animateur je ne veux pas dire kan mooy king bi mais aussi kenn ku ne damay wax sa point fort c'est à comprendre tey jamono bi moom je dis que Ngaaka moo téye buzz bi franchement dire parce que gis nañ King Baba même mairie sax dañuy sinap King Baba c'est à comprendre aussi Dip aussi macha allah il en fait partie moom mooy comme il est considéré comme le roi du hip hop mais ak musiba bi aussi c'est un peu vulgaire si man quoi c'est un peu vulgaire image yi xam nga parce que musiba lan mooy musiba fan ñun jàmm lañ xam quoi si maan gaan waaw c'est waaw mais parce que boo xoolee sponsor bi aussi Pepsi ay sponsor yi mag lañ ñoom bu ñu demee ba joxee 30 millions ci clip bi moom mu investir 10 millions ah c'est normal il fallait même faire 15 millions il est considéré comme donc clip bu nga xamante ne waaye c'est le roi clip boo xamante ne donc depuis des années ça n'a jamais été au Sénégal clip bu dépensé 10 millions même Youssou Ndour defu ko il est le premier à le faire donc c'est à saluer quand même. On a posé des innovations en fait. Ouais c'est ça te boo gisee tamit Ngaaka aussi il est en voyage waaw temps yi dugg na Europe muy waajal moom tamit clip King Baba bi xam naa moom peut-être il va dépenser plus de 20 millions ah je sais pas donc man sama xalaat laa wax waaye c'est ça. Akhlou Brick Paradise bon ñooñu samay gaan lañu mais ñoom dañuy forcer quoi. parce que genre concurrence bi bu amee yow naru ñëw juste nga génne 3 clips successifs non comme Ngaaka nu mu ko def rek say comprendre kon affaire bi noonu la quoi nañ def tempo te mun nañ seen job macha allah mais nañ def tempo quoi. en tout cas macha allah moi je suis très heureuse franchement ndax gis nañ Sénégal léegi musique bi moo ngi jëm kanam moo ngi développé wu ndax bañ demee bay nit ñi di xëccoo naan King Baba Dip di concurrence dem bay sax dem na woon nañ fi bay tëkkale wax Youssou Ndour Wally xam naa Wally tamit moom yendu na bës bi Wally moom ndax jamono ji Wally ku ñëw rek ndeysaan Wally lay jéem a diir mbagg noonu la mais macha allah mais en tout cas daal leen rek laa ci wax def leen nank tout doucement ndax yéen ñu bokk ci staff yi gis nga musiciens yi artistes yi ñoom seen i biir ñoom ñooy tuddante doom ñooy mayante xaalis donc wax ji mën na bari nii mais au fond xamoo leen ci donc yéen ñu nekk ci ginnaaw yi fans yi et tout arrêté leen comme fit boss nga arrêté de faire genre en tout cas taal nice di wax rek macha allah kenn ku nekk muy Wally muy Pape Diouf muy Sidi Diop ñoom ñëpp macha allah fu ñu teg seen tànk foofu la ndax Sénégal lañ nekk na lépp di nice macha allah ndax ñun ñëpp dañ fiy jógee ñeneen na fii ñëwaat donc nañ jéem a def loo xamante ne génération bii di ñëw macha allah day jéem appuyer ci li ñuy def merci beaucoup di wax rek ki nga xamante ne mooy Adama tey bii moom neex na ma sama fa rubrique ñoo ko gisandoo art bi benn la ñun ñëpp ñoo ko bokk Wally sénégalais la Sidi Diop sénégalais ñun ñëpp nañ nekk benn bokk ndey ak baay acca ñu jàllaat ci beneen rubrique boo xamante ne kooku mooy le jeune sénégalais di Adamo le boss de Negri muy benn youtubeur boo xamante ne jeune sénégalais la vivant en Europe ñu bëri di ñaawlu li nga xamante ne mooy saaga yi parce que nit ki tamit mën nga wax lu la metti di dénoncer mais sans autant que nga xaw vulgaire mais sénégalais yu bëri franchement rafetlu wuñ ko gaa yi ñu ngi koy suivre mais saaga yi moom mënoon na nekk loo xamante ne lu mën a ñàkk la kon damay bàyyi sama naataango yi après ñu joxe ci seen xalaat seen réaction par rapport ak comportement Adamo. merci beaucoup Adama wax ji am na solo ñu gis rek ki nga xamante rek moo di Adamo nekk ci YouTube bi saa su nekk muy clash di dem bay insulter nit ñi dem rek bay génne di yuli paane vie privée jàmbur yi te nu may wax rek saa su nekk am na yoo xamante ne rafetul ndax nit ki lépp lu mu la mën a wax mu nekk ci secret waroo ngeen jékki-jékki ngeen meroo wala ngeen xuloo ngeen nga toog ci YouTube bi di ko wax gis nañ ci tamit problème mu Ndiolé Tall lu ñuy wax rek je généralise damay généraliser ndax ñun ay artistes ay animateurs animatrices
si milieu showbiz bi lañ nekk siiw moo métti li woykat ba waxoon ne siiw di jàmmi borom soo siiwee lu nekk ngay dégg des fois ñu waxal la loo xamante ne nii rek doo ko mën a sax weddi lu nongoloo waxoon nem si yàlla nongoloo ne weddi du ragal mais setal sa der la macha allah donc di wax rek Adamo man duma si sori di wax rek li ngay def moom ñaaw na trop ndax nit ki vie privée am la waroo di si dugg di si xuus di si wax loo xamante ne kenn xamu ko ndax nit day am. waaw ok merci Adamo donc rubrique bi aussi c'est très important aussi di merci aussi Kenza sa accompagne ici. Ok, merci beaucoup Adamo, merci, ça nous fait énormément de plaisir nga indil du sujet bi parce que lii xaaroon naa ko bu yàgg, tu vois, pour juste débattre sur ça. En tout cas, Adamo, je sais pas, Adamo, le boss des Négri, donc je sais pas, il est de l'Espagne, Italie, Allemagne, je sais pas. Mais ouais, il est partout. Bon, en tout cas, Adamo, il n'a qu'à cesser de insulter les gens aussi. Attends, des insultes parce que c'est pas important. Parce que je pense que nit boo donné nit, il faut nga cultiver sa bopp. Avant tout, il faut nga avoir éducation. Il faut nga éduquer sa bopp. Parce que moi je pense que nekk ci internet bi di saaga di wax je sais pas quoi, mais aussi man lu ma gën a métti nag juste lu muy wax ci jigéen ñi quoi. Une femme se respecte. Man je pense que pour respecter woon yaayam, il y a certaines choses là, il devait pas le faire. Est-ce que vous comprenez? Mais boo xoolee aussi gars yi ñoo koy may buzz ñu koy suivre. man fit boss man bu ma duggee TikTok wala Instagram moo ko ci dama koy balee j'aime pas. moo wax la lu ndaw Instagram. bu def en direct da lay wax dans chaîne dina am 3000 nangam te dans chaîne. te da koy am. oui c'est ça Sénégalais ñoo bëggul daal kuy wax lu baax booy wax lu baax nga nekk Iran wala nga nekk. duñ la suivre. duñ waaye 10 bi. kii wax nañ ko ci di nga def nañ ma jégal ko si mbay ak ki nga xam ne Ouzin Keita. mais ñooñ sa tànn nañ. doom day ñooñ sa parce que ñooñu des fois dañuy dàkk stress. mais Adamo il est. en fait dañuy def comédie la ñuy def quoi. voilà mais Adamo ñoom ils ne sont pas vulgaires. mais ñu di télé bi di saaga di wax yoo xamante ne wax bi tekki ne wala mais surtout am na ñoo xamante ne ñu ngi si seen koñ nga bokk nit kër. mais bu ñu sekk ak yow rek suñu xulóowee rek. da ngay wili faane wëpp si dëkk bi kii nii la mel donc am na yoo xamante ne si nga vie privée dafa baax. mais Kenza waaw Kenza je pense que Kenza exact parce que voilà non la parce que c'est ça internet bi moo gét waaw bon amul dara day trafic xawma lu ñu wax sax waaw 4 crédit lay sàcc lu la wax quoi Adamo waxtaan ba pare Adamo bëri soo lu ngi ci xamul comme lu ciy wax c'est très important les gens ñoo koy jox les informations yoo voilà mais am na ñu koy accompagner boo xoolee nga nekk sa part voilà non jaar si na si jaar droit au but. ay photo yoo xam ne après ngay am problème nga jël ko envoyé ko Adamo su ko def moo am na système. attends d'accord loolu. comme ça toujours pour man ku victime ci Adamo. yaa victimiser sa bopp. tu vois parce que ñu bëri dañu fay yóbbu seen i photo mais sos yi mu def nag la war a baax. waaw léeg-léeg day sos. waaye man ci njoole taal même bu dee sax am na mu teg ko ba tegu ci yoon. voilà en tout cas daal na si gars yi bàyyi si xel bu baax si réseaux sociaux yi parce que léegi boo xoolee réseaux sociaux yi mooy yàq adduna bi tu vois copain copine xam nga réseaux sociaux c'est pas juste pour def ay naka su mais c'est juste pour travailler. gars yi liggéey bàyyi ay seen caaxaan yi affaire yooyu noonu quoi. loolu laa leen indiloon ci li nga xamante ne mooy rubrique des rumeurs ñuy wax rek Adamo na bàyyi na wàññi sa na même bu ko bàyyiwul na ko wàññi parce que saaga tamit neexul. imagine toi ni ngay toogee di saaga ndeyu jàmbur bu ñu la saaga sa ndey noonu la lay mettee
noonu la lay mettee saaga ci boppam mooy loo xamante ne lu teggin la rafetul nga la war a soli na ko bàyyi te ñi nga xamante ne tamit ñooy jël vie privée jàmbur yi di ko jox nañ ko arrêté parce que fii yàlla moom moo ñu sàkk ñun ñëpp te yàlla moo ñu ëpp sutura yàlla moo ñu gën parce que moom chaque jour ñu def ko loo xamante ne mën nañu weer sur le champ mais daf ñuy suturaal bàyyi ñu pourquoi pas ñun ñi nga xamante ne ñun ay jaamam la ñuy suturaalante ci seen biir parce que yàlla nit li mu sàkk yëpp nit la ci gën a fonk nañ leen di suturaalante ku nekk di suturaal sa morom lu waay am jàpp dimbalee ko ko nga xamante ne yow yaa ko tane bu ko defee rek jàmm na réew mi neex. alors merci beaucoup Adama merci gis nañ tamit def ngeen recherche am solo alors rubrique bi tamit doon na rubrique bu am solo macha allah et aussi comme li nga wax rek am na solo sama maam musa na ma ne gis nga saagakat saaga rek lay doon saaga rek lay jur it te loolu am na solo nañ bàyyi saaga te xam ni saaga kiiwul baaxul na ko bàyyi. Ajaratu Daba Touré maa ngi lay ziar bu baax di la kontaane sama jigéen macha allah ak a baax mënoon naa ne nettali tamit lu mu def de. la ilaha illa ajaratu Dama kii Ajaratu Daba Touré. am benn bés daal dama la koy nettali dama lay sat nettali la ko du ma ko wax ba mu dëgg ko bàyyi ma nettali la ko rek. dafa am bés mu jógee comico bu yëmbal. di dem jàmm gën pour benn xew. xam nga rek def yëfam yi baax yu def péri waaw ñëw ba Fass Mbao taxaw di xaar kaar cargo kii malien yi ñëw romb ko vif yóbbaale périg ba maa ko jëli de Tamba. maa ngi bégg gaay bu baax a baax di bégg sama jigéen ju ñaaw ji Kenza maa ngi lay bégg bu baax a baax yow mi ñàkk ki ñaan nii di la bégg bu baax a baax di béggee Adama sama jigéen sama xarit di la béggee bu baax a baax waaye di cee Big Boss tamit kenn du moom gàcc ngaalaama maa ngi lay béggee bu baax a baax Serigne Omar ñu bokk koñ bokk gox mu bëgg ma lool kenn du moom ci man maa ngi lay béggee bu baax a baax du béggee sama yaay booy nag kenn la ci man muy Ami Jabu la yaay joo xam ne bëggul ma jooy yaay joo xam ne bëggul ma mer yaay maa ngi lay béggee bu baax a baax te di la wax naan nga ñaanoon bu baax a baax ndax sa doom xale la te soo semaane yaakaar naan ñu topp ci ginnaaw dafa bëri trop di la wax saa yu su ne saa yoo jullee boo téye kuréel bi ngalam nga ñaanal sa doom waaw bëgg naa mel ni Youssou Ndour mbaa fu wees Youssou Ndour man Socé Mané. Socé Mané suñu invité du jour macha allah man lenn rek nga ma neex ci moom bu baax a baax noo koy waxee noonu doo ko jàngal allez voilà ma ngi noonu xam naa rek day daal di xuus mu wax ñu rek moom kañ la tàmbali ak lan moo ko motivé ba mu dugg ci li nga xamante ne rek moo di musique ndax da ko judduwaale wala dafa dem ba mu nekk li nga xamante ne rek c'est acquis da ko dab donc bëgg nañ partager moom ay questions xam naa rek damay bàyyi Serigne Omar tamit di ñàkk ay kàddu mu ci bëgg a sànni avant ñu attaquer ay questions yi. Sista Kenza comme d'habitude kooku mooy xale bi nga xam ni waa banlieue yi ñoo ko safoo macha allah mu doon ndaw boo xam ne aussi jàkkaarloo yi ci banlieue wala yi nga xam programme yi yëpp moom rek lañ ciy soxla moom Socé Mané alors jeune la boo xam ni il est perdu de talent ma koy ñaanal aussi yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na yàlla wéral baatam. dinañ ñëwaat ci moom léegi am na benn ci li ñu war a jàll mooy rubrique. c'est une rubrique vitrine des stars tey nag ñu demoon diwaanu marché HLM fekk fi ki nga xamante ne tarkala mu ngi wuyu si Ousin di jaay ay lunettes xam ngeen ne lunettes di jamono ji dafa doon loo xamante ne dafa classe ndax dëkk bi poussière na dëkk bi bëri na ay affaire donc te lu ñuy wax rek des fois nit takk ay lunettes ñu naan oui dafa bëgg ay kii non ndax verre dafay protéger nit si li nga xamante ne rek moo di naaj bi le soleil ak ay poussière. xam naa rek day dem seetaan yi li nga xamante ne rek moom la ñu suñu cameraman bu ñaawal boobu di ñu indil seen émission bi seen rubrique bi di vitrine des stars ñu daal di xool loolu daal di ñëwaat léegi-léegi Aïcha ma ngi noonu Serigne Omar gis ngeen rek li nga xamante ne rek moom lañ jëli jool marché HLM nee nañ animateur dañoo dàkk dóor moo tax rek ñu demoon rek tey suñu reportage bi dañoo demoon indi li nga xamante ne rek mooy di ay lunettes ki nga xamante ne rek muy wuyoo si turu Ousin mooy nekkool tey suñu gan si émission bi di légende du jour di wax rek daw leen gaaw seeti ko macha allah du lunette sax mais lépp li nga xamante ne rek ay bagage la yu jongama jigéen daal di koy soxla mu ngi fa ay ci mu ngi noonu yëpp mu bëgg a participer si émission bi rek di wax rek mën nga jël suñu numéro bi nekk en bas de l'écran nga daal di participer si seen rubrique bi di vitrine des stars Serigne Omar loolu lañu indiwal tey suñu rubrique bi. alors Sista Kenza vitrine des stars ça se passe comme ça toujours alors. lunette tey la ñu jël yoon du lunette kese y a beaucoup de accessoires yoo xam ni jigéen dina ko soxla wala góor dina ko soxla mi ngi foofu mu koy jaay moom suñu waajooju alors mi ngi noonu comme ni nga ko waxee numéro yi ngi jaar ci bas d'écran
képp koo xam ni rek bëgg nga jaar ci rubrique bi nga xam ni mooy vitrine des stars da ngay contacter numéro yooyu su ko defee ñu daal di ñëw jël la wala yow nga def vidéo envoyé ñu bu ci nekk ak prix am bu dee ñun ñooy ñëw jël la ak prix am bu dee yow yaay def vidéo envoyé ñu ko ñu diviser la ko ak prix am bu dee itam da nga yor produit boo xam ne da nga ko bëgg a wone nga bëgg a ñëw toog ci plateau bi faram-fàcce bu ci nekk moo xam cuuraay moo xam lu mun a doon boo ñëwee ñu jël la nga toog ñu waxtaan laaj la bu ci nekk benn par benn ngay expliquer ba mu jeex tàkk su ko defee bu ci nekk ak prix am bokkul ak moromam alors mi ngi noonu c'était vitrine boo xam ne c'était rubrique boo xam ne c'est très important yéen commerçants yi ngeen jaay da ngeen bëgg a jaay mu jar ñëw leen ci waaw ñëw leen seet si ñu mi ngi noonu boo leen ñëwee rek du lamb fii lay jaree c'est très important léegi dañuy continuer ak ki nga xam ni mooy suñu invité daal di waxtaan ak moom yaatal ak moom xale bi nga kii comme ni nga ko waxee rek foofu laay ñëwaat ak moom lan moo la motiver nga dugg ci musique li tax nga entamé la milieu showbiz lan moo la motiver. man musique lu ma ci dugal mooy sama gaale sama biir diwaan ay ndaanaan dañ fa daan fréquenté ku si mel ni Ndiogu Mbaye xam naa ne xam ngeen ko Ndiogu Mbaye borom yëmbal waa ndeysaan ndaanaan yooyu waaw daan ànd ak sama mag nekkoon nitu aar boobu man gone gu ndaw laa ndeysaan su musaani wàcc rek beneen fekk gars yi teg bool yi fii ñii di tëgg di woyantu man nag seen wet laa daan toog xam nga lu ñu woy ma ree kontaan xam nga dem yàlla xam nga yàlla daal ay mbiram dafa xaw a doy waar may dem di dem ba yàlla xiir ma ci aar waaw ndeysaan yàlla xiir ma ci aar nag ma nekk ci nag ndax yoon aar dafa metti trop ndax boo ci nekkee di nga ci dégg lu ne non booy bi du dem non booy bi dafa waane wala booy bi succès moo tax ma dugg ci aar xam nga doomu aadama dafa doy waar ma nekk ci gëm ko jàpp tawu baay nag samay soppi di ma ci jàppale tamit xam nga di xàccandoo di dóorandoo ñoom bëgg ñu leen lu dul Socé Mané booy wax keneen noonu dañ naan noonu fii Socé Mané fi ne waa kay ñooñu nag kenn du ñoom ci man waaw aar nag dama ko bëgg taara sax waaw. mu ngi noonu tey nag su ma la dem laaj aar bi nga nekk bëgg ko lool kan nga ci gën a bëgg si musiciens yi kan nga xamante ne sooy déglu musique am da ngay naan man daal foog kii fu mu yegg foog ma yegg fa ku lay motiver daal ki nga xamante ne mën naa wax rek mooy sa royukaay ci milieu bi. dëgg la ndax ku ne am nga idole waaw dëgg la ku ne am nga idole waaye man daanaka artiste yëpp laa bëgg parce que man ñëpp laay déglu bàyyi ma kenn waaye Papa Youssou Ndour da di kenn ci man ba may gone dama ko daan bégee di ko déglu da di kenn ci man koo xam ne ni saa yu ma tëddee moom lay déglu parce que nee naa ko moom maanaam moom ak kii la rek ak àdduna la waa kay Papa Youssou Ndour daal kenn la ci man saa yu ma tëddee dama koy déglu xam nga di def ay yëfam nekk artiste boo xam ne dafa noobale waaw doo ko dégg ci dara aussi tamit moom Papa Youssou Ndour gàcci ngaalaama ñu dañ koy bégg bu baax a baax ñu jeune talent yi dañuy roy ci moom de te di wax nag sama mbokk jeune talent yi roy leen ci Papa Youssou Ndour waaw nekk baaju baax waaw di ko béggee. Alors merci beaucoup signé invité d'honneur Socé Mané Wali Dionkende Fala donc maa ngi lay béggee bu baax a baax donc ça nous fait énormément de plaisir que tu sois là sur le plateau de Les Gens du Jour. Alors donc man damay ñëw juste donc je vais parler de ton single parce que déglu naa sa benn single fu ngay naan sama ndaanaan sama touche de trop ak inspiration bi comment ça a été ak nan la ñëwee si yow parce que je vois que affaire bi c'est très important. Parce que ñun jeunes amoureux yi quoi en fait ñun waaw c'est très important parce que chaque fois que Dieu fait dama koy déglu tu vois mais affaire bi nu mu ñëwee laa bëgg a xam quoi waaye ak expérience bi aussi. waaw ndeysaan ni nga wax dafa am solo ndax comme ni ma ko waxee sànq rek ndax boo nekkee jeune talent da ngay déglu ñëpp booy tëdd di déglu ndaanaan yi ndax benn jour dama tëdd dina raw déglu ki nga xam ne mooy. yow jigéen ji yow. rafet nga lool kaatabe soxna si baax nga yaatu nga man du ma sëy ak moom du sama nawle waaw moom laa bëgg di ko bëgg yaay du ma jooyloo baay du ma jooyloo my baby yaa may jooyloo yaay du ma jooyloo baay du ma jooyloo waaw waaw ndax yow yàlla koy def ci jaam waaye mbañ ci jukkal séeri waa ndeysaan dañ koy takkal rek ndax xam ni taabeñ xoj tamit benn ins waaye fa la xalaatee lii ne lii kat
su ma ko wéyee dina doy waar trop ndax dama doon foo sax si néeg noonu di ko wéyandu di foo ndax lu neex rek day dugg si xol ma ne pourtant lii su ma ko yóbbee studio prise bi dina garaaw trop nii laa ko doon waxtaanee sama xel far yàlla mi nga xam ne ni moo maanaam moo sàmm jàmm ñëpp yàlla jàppale ma dem studio sama doom day sama xarit Cisco maa ngi lay bëgg bu baax a baax xam nga moom tamit mu jàpp si bu baax a baax joué son bi affaire bi naaj trop ba mu génnee xam nga gars yi du ci coow ku nekk soose maane ba tey jii single bi gars yi dañu koy bëgg bu baax a baax waaye itam damay santaat yàlla bu baax a baax waaw dama koy santaat bu baax a baax ndax loolu yàlla la neex ba tey jii foo tourné ñu ne Socé Mané loolu ci pour bi la du ci man waa kay. et merci beaucoup Socé Mané on t'encourage di rafetlu tamit sa teewaay ci plateau bi mais dafa am benn question bi ma la bëggoon a poser yow en tant que jeune musicien est-ce que tu es prête pour changer li nga xam vu que ne musicien yëpp amour rek la ñuy woy est-ce que yow pare nga tamit pour génn ci beneen facette boo xamante ne dinañ woy loo xamante ne ça sera différent ci ak li nga xamante ne moom la gars yi di jël léegi muy amour kese. waaw loolu dama ci sawar a tontu ndax loolu question bu am solo la tamit waaw ndax comme ni nga wax rek bëri na parce que Zentra bu génn yaa ngi woy ci amour waaye Socé Mané maanaam yemul fenn man nee naa la musique laay def man maanaam fu musique nekk dama koy fekk si moo xam woyum cosaan moo xam suñu mag ñi baax ñi nga xam ne dañ fi nekk macha allah yër réew mi aar ko ba tey ji jàmm sax fii ba suñ mel ni maam Dabax Malick sëñ Babacar Sy Sëriñ Fallou ñoo ñëpp maanaam dañuy bind ci ñoom di jàng su ñoom aussi tamit seen wax ya seen doxalin yëpp ñu koy jàng aussi tamit di ci xalaat te ji di ci bind ay test di ci woy waaw ndax wala yam dong ci woy amour déedéet man ngaa mën a laal fépp. alors merci beaucoup Socé Mané ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax c'est un jeune boo xam ne aussi il est perdu de talent comme ni ma koy waxee saa su ne jeune la boo xam ne war nañ ko ñaanal yàlla na yàlla wéral baatam alors mbokki téléspectateurs yi dañuy dem seetaan li nga xam ne mooy rubrique bu am solo boobu yaay kan Sister Kenza nee na yaay kan béboo buñu ne yaay kan rek waajalal sa musuwaar tey ko sa loxo ndax am na solo nañ dem seetaan élément mi dellu si waat ci plateau bi. maa ngi delloo ziar. tur bi naka la. man Jeewa laa tudd. Jeewa tey ñu ñëw la seet si la si suñu rubrique bi yaay kan te nag ñu ñëw seeti dalal ki nga xamante ne moo di sa mag macha allah def lu important ci li nga xamante ne moo di aar bi te nee nañ suñu nee diw baax na bokk yaa ko wax loo ma mën a wax rek si ay seede ci ki nga xamante ne moo di suñu invité bi. franchement Socé Mané moom sama rakk la te bëgg na ay mbokkam fonk na leen franchement di def lu baax ak di ko wax ci la dëkk. musuñu ko dégg nag wala ñu koy àtte fenn ci koñ bi ñu naan Socé Mané mooy jàppante fii wala moom mooy def lii franchement musul am lu baax rek lañ ko xamal waaw. tey su ma la dem laaj yan qualité mu la gën a neex ci Socé la may wax. Socé dafa jullite daal man looloo ma neex ci moom dafa jullite waxtu du ko romb te du tooñ doomu aadama waaw looloo ëpp solo defe naa. lan nga koy ñaanal ci li nga xamante ne rek moo di la sumb ci métier bi. maa ngi koy ñaanal nag ci kaw ci kanam rek parce que xale la te dafa toll ci yoon donc nañ ko ñaanal rek gën ko pousser loolu mooy wax ci. tur bi naka la. Mor Diouf. Mor Diouf joxo bàyyi tey nag ñu dalal ki nga xamante ne rek mooy suñu ndaanaan bi nga xamante ne tarkalla kenn di moom kenn présenté ko ci réew mi tey su ma la dem laaj ay quelques conseils ay quelques témoignages ci moom loo may wax. oui maa ngi remercier teewaay bi tamit Socé Mané dafa nekk jëmm joo xam ne nii pour ma wax ci moom sax nekkul lu yomb. ndax dafa nekk nit koo xam ne nii lépp loo xam ne nii aar bi da kaa laaj rek moom moo koy def ci wàllu bépp nag nekk nit koo xam ne nii nit ku oyof la nit ku bëgg nit koo xam ne nii bëgg yaayam xam nga bëgg ay mbokkam bëgg ñëpp ñun daal ñoo ngi koy ñaanal ci voie bi mu jël nii yàlla defal ko ci lu mu bëgg tamit lépp loo xam ne nii moom bëgg na ko ci aar bi. ndax mu aar la bëgg lépp lu bëgg ci aar bi yaa na ko. mbokk téléspectateur yi gis ngeen reportage bi suñu invité nag tey moom gis nga fu ñu jaar ak yow loo gis ci par rapport sa mbokk li ñu wax ci yow mu doon loo xam ni tamit aussi c'est très important ñu bëggoon tamit nga expliquer ñu nga commentaire ci. waaw yaram dafa daw ndax yaakaar naa ni ñii dañ di kenn ci man Mor sama mag sama xarit bilaay walaay moom aussi tamit du nekk lay dégg. xeex na ba taay ngir man Jeew waxi nopp moom tamit gàcci ngaalaama
maanaam man su may wax si ñoom sax sama xol day fees su may wax si ñoom sama xol day fees ndax dañ di ay mbokk yoo xam dañ maa jege te duñ ma rëkk benn yoon. macha allah di ko féliciter rek di ko wax rek mu jàpp bu baax a baax na ni ñu koy waxee saa su nekk xëccul daggul dëkk mbaa ba yendoo teng te nee naa sax day ñëw ndax gis naa ci moom loo xamante ne nii moo ngi nelaw waaye si yeewoo Sénégal yëpp nañ xam ne macha allah ab futur Youssou Ndour wala Omar Pène ñu muy roy lañ fi daal di am di ko wax rek macha allah on te félicite et on t'encourage tamit di la wax rek merci beaucoup nga ñëw si plateau bi daal di partager ak ñun émission bi merci beaucoup di wax rek yal na la yàlla defal lépp loo bëgg rek si métier bi yaa ko xam yal na la ko yàlla daal di defaral. noonu xam naa rek day dem rek seeti suñu couple du jour xam ngeen rek ñu ngi si février. te le 14 moo di li nga xamante rek moo di Saint-Valentin xam naa nag ak Saint-Valentin c'est-à-dire corona bi Saint-Valentin corona lay am foofu ndax dinaa xam nag couple yi nu duñ koy dundee ndax gis nañ 21h la ñuy kii couvre-feu bi confiné ñu te danañ gis ne guddi gi la mari couple yi daan di génn di dem di savourer li nga xamante ne rek moo di Saint-Valentin mais nag am nañ kuñ seeti te lu ñuy wax rek mbëggeel bu gën a neex mooy mbëggeel bu yàgg ndeysaan te ñi seeti nii macha allah dund nañ lu yàgg xam naa rek day seeti élément bi daal di ñëw léegi-léegi donc gannaaw bañ ko seetaanee macha allah di leen kontaanee lu bëree bëri di wax rek li ngeen bëgg yal nañ ko yàlla defaral ngeen dem ba am si njaboot gu barke macha allah reportage bi nice na lool couple bi neex na ma lool tarkaal kontaan naa ci ñoom di wax rek mu ngi noonu seen couple du jour lii lañ leen indi lool tey seen émission légende du jour une rubrique bi di couple du jour ay coomo yu noonu xam naa rek Saline noo gisee couple. alors couple bu nice la macha allah c'était un couple boo xam ne bu exceptionnel la man personnellement damay apprécier gis nga ndaw soosu lu mu wax nee na sama jëkkër daal pour man moo gën ci góor ñi. macha allah ok mi ngi noonu mbëggeel noonu la ku ci nekk ak ku nga appoo comme ni ñu koy waxee saa su ne c'est du bien bëgg nañ ko. man ak ku ma appoo keneen ku ma appoo fit boss mi ngi appoo ñeent alors man maa ngi appoo benn kon noonu la mbëggeel moo tëddee noonu mi ngi noonu ñu ngi ci fin d'émission xam naa ni dañuy tàggatoo rek daal di bàyyi suñu invité moom itam mu tàggatoo xam naa dañuy bàyyi suñu invité bon mu def mot de la fin am na benn artiste mu ne woon mot de la fin mu ne ma fin waaw loolu moom dañ koy bàyyi rek mu wax ñu son dernier mot xale bi nga xam ni moom tarkal la. ne 14 février bi sama la 14 la waaye gis nga corona bi maanaam moo téye lépp waaye sant yàlla tamit da di la gën waaw di wax soppay Socé Mané seen xarit seen doom a ngi nii di bëgg gaa yëpp ku lim da ngay juum ndax ñu ma yotu soppe dafa bëri te mënu maa lim ñëpp ku lim da ngay juum te kontaan naa ci yéen bu baax a baax naa leen ca kaw ca kanam maa ngi leen di bégg bu baax baax dëgg neexul sama gars yi. jërëjëf Socé Mané mi ngi noonu di ngeen kàddu bu rafet boobu kon soppee jàpp leen seen Youssou Ndour a ngi ni comme ni ñu koy waxee saa su ne seen Wally Ballago Seck seen Michael Jackson alors jàpp leen kii moo leen di sigil saa su ne parce que yëf yi léegi yëfu gox la na yëfu gox la comme ni ñu koy defee ci football ba gis nga mbokki téléspectateurs yi mi ngi noonu damay bàyyi sama naataango ñoom itam ñu tàggoo su ko defee ñu daal di leen jox di daje. Merci beaucoup, merci donc machallah alors di nuyu aussi Socé Mané machallah toi kontaan ci bu baax a baax donc bonne continuation voix bi machallah neex na di nuyu aussi Saline Omar l'animateur du peuple donc la voix d'or si Kenza borom Sine Saloum di nuyu Adama sama journaliste bu mag bi waaye nag di nuyu téléspectateurs ñoo xam te ne actuellement ñu ngi suivre aussi Alcoumon TV donc la télé pas tout à fait comme les autres mais la télévision à portée des clics. Machallah, c'est Fit Boss, le boss de tous les digues du monde. Toi-même, tu sais, l'enfant chéri de la Casamance. Donc, merci, c'est l'émission Légende du jour, Legend of the Day. Toi-même, tu sais. Merci. Merci beaucoup. Merci, Socé Mané. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vraiment, on t'encourage de la ñaanal yàlla sa carrière musicale bi fi nga bëgg a àgg yàlla la fa suñu borom yóbbu ci barke Seydina Mohamed. C'était un plaisir aussi ma partager boss Omar Saline ak l'enfant chéri de Kaolack Kenza di leen ñaanal di ñaan yàlla nañu yàlla defal jàmm ba beneen émission inchallah. mi ngi noonu merci Kenza. À tout à l'heure, Bakar. Allez, voilà, chers internautes, c'était un immense plaisir de vous servir. Vous n'êtes que le team légende du jour. Gis ngeen rek machallah di wax rek j'espère que lépp lu ñu fi indi rek tey neex na leen di jégalu su fekkee rek wax nañ ci loo xamante ne nii rek daf leen xaw a blessé jubluñ ci woo suñu sañoon yi ñëpp day daan lu kontaan di wax rek tamit ngeen daw gaaw abonné wu suñu page Facebook wala rek suñu chaîne YouTube ndax nee na li nga xamante ne rek mooy AN News mooy site bi nga xamante ne tarkala mooy bomb
allez merci beaucoup, au revoir, bye bye, ba beneen yoon. Merci encore une fois les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier. Alors ça me fait plaisir ça me fait plaisir de séduire cette émission avec vous. maa ngi leen di béggee bu baax a baax am mbégte encore une fois sama xol dafay sedd bu ma jàkkaarloog yéen ndax yéen a tax ñu nekk leader. Grâce à vous nous sommes leaders sur les web. Alors ñu ngi leen di dokkeel bu baax a baax am mbégte encore une fois di nuyu bu baax a baax ñi nga xam ne aussi ñooy suñuy xarit yi. ñu fàttewuñu benn yoon ñi nga xam ne ñooy techniciens yi toute équipe de AN News ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ki nga xam ne mooy Tafa moo jiite yëf yi ñu ngi koy kontaane. Alors tonton Momo ñu ngi koy remercier bu baax a baax directeur de casting kooku mooy suñu baay kooku mooy suñu lépp alors ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram.